lu la neex neex na ma te loo bëgg bëgg naa ko loo bañ bëgguma man te loo bëgg bëgg naa ko. salaamaaleykum mbokk yi internet yi ñu ngi leen di nuyu seen émission Yaay Buzz tey ñu am mbégte dalal doomu Bawol di xale waaye itam di def lu am solo di def musique traditionnelle di woy nag si ngéwël di woy si traditionnel dinañ si xam dara dinañ xam ses débuts waaye dañu xam également tamit fi mu toll ak li nga xam ne moom mooy ses projets kooku moom mooy Saliou Mbaye Saliou Mbaye nag xam nañ ko si émission mag boobu ci relève bi mu jëloon li nga xam nag moom mooy final bi si côté traditionnel bien sûr dañ si waxtaan dinañu gën a waxtaan si li nga xam ne maanaam def na ko foofu si village bi foofu si relève bi parce que métti woon na trop sélection bi naka la doon demee naka lañ doon seggee également ba mu jël li nga xam booy ndam ni dinañ si waxtaan également le morceau qui fait le buzz muy la vidéo bi nga xam ni moom mooy Gaynde Fatma mu génne ko muy annoncé album également dinañ si waxtaan yàgg na lool aussi tam ñu ngi bëgg yàgg ba mu jëlee relève beeg léegi album bi pare na parewul yooyu yëpp dinañ si waxtaan incha allah damay koy bàyyi rek mu nuyu waa Dakarinfo.net gannaaw bi mu ne ko salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi nuyu waa Dakarinfo.com. .net. maa ngi leen di nuyu. di kontaan ci invitation bi ñu ma invité. waaw maa ngi di nuyu ñëpp nag. di nuyu waa Diourbel yu ma jógee. di nuyu waa Ñaari Tali nga xamante ni tey bi may def relève bi foofu laa nekkoon ci ñoom. waaw moo doon base fay moo nekkoon sama base. maa ngi nuyu ñëpp daal di nuyu Sénégal yëpp. ñu ngi lay fay di la jaajëfal tey li ma lay njëkk laaj su ma la doon wax ni kan mooy nag Saliou Mbaye lan nga may mën a wax tey boo doon présenter sa bopp lan ngay wax. waaw Saliou Mbaye géwél la juddoo diggante Ndank ak Marine ak Sagata Pekes ak Guy Gaal. foofu la samay maam juddoo ñu nekk ay géwél pire. waaw sama maam bu jigéen Seck la sant su koy Seck moo jur sama papa. sama maam bu góor ñu koy wax Séni Mbaye. waaw Saliou Mbaye nag nekk doomu Njaareem dëkk Diourbel samay maam nekk géwél ma judd ci ngéwél màgg di ko def. di ko def waaw. tey jii nga nekk si li nga xam moom mooy nag askanu ngéwël waaye di def musique traditionnelle fu mu la toppee loolu traditionnel boobu. waaw traditionnel comme man sama maam da ko daan woy sama maam Modou Gammo Seck da daan woy traditionnel sama maam su koy Seck mi jur sama papa da daan woy traditionnel boobu nag jamono boobu mbaboor moo xewoon. mbaboor waaw mbaboor lañ daan woy même sama papa mbaboor la daan woy mbaboor nag boo ko déggee mooy ñiy dem ci course yi dem ci course yeeg yooyu quoi mooy baa yooyu groupe di woy mbaboor quoi. waaw loolu sama papa loolu la daan woy mais moom yàggu ci dara après mu nekk di liggéey quoi. d'accord xam nga ci entreprise la nekkoon. yàlla def nag ma juddu nekk xale màgg bëgg woy parce que comme ci man sama deret la nekk ma daal di nag jàng ko commencé nag di ko jàng ndax comme donn naa ko ba pare. sama deret jàng bi moo des yàlla dimbale ma nag ma nekk di ko jàng ba egsi fi ma egsi quoi. ndax jàng boobu doon nañ la tàggat si sa biir kër si say waajur wala tey ji naka la doon demee tey ndax daan nga yëkkati. waaw ñu naan la fii la. waaw daanaa toog ak sama papa ak sama yaay di woy bu ko defee sama papa di ma Saliou bul woyee noonu woyeel nii ak nii ak nii. bu ko defee parce que boobu sax ci loolu ma gën a may fit pour bu ma taxawee ci mbooloo lu mu bari nga mën a woy du ma tiit waaw parce que dama daan toog ci sama kanam papa ak sama yaay woy bu ko defee sama yaay day ree quoi mais sama papa daf naan ma non defal nii woyal nii defal nii xam nga ma dem nag ba miin loolu ci moom. loolu moo tax daal awma ci benn problème quoi. amoo si benn problème lan moo kañ nga ñëw Dakar ndax relève moo la indi Dakar wala da nga ñëwoon Dakar rek sa ñëw Dakar mën nga si ñëwaat. waaw parce que man Diourbel laa nekkoon ci orchestre régional. régional bu Diourbel. fa nga waaw dooree fa laa commencé. bi ma fa commencé nag nekk fa ba 2000. yàlla dimbale ma ñu am benn producteur bu jógee Italie mu produire ma sama premier album. ñu tuddee ko Bawol Bawol. léegi bi album boobu génnee daw promo bi daw boobu Talla Diagne moo nekkoon Sandaga moo doon jaay album bi. léegi nag bi album bi pare
Talla Diagne jaay ko ñu def promo beeg yooyu bon man den nekkaat biir Diourbel. boobu ñaataat nga war a am. boobu maa ngi am ay 17 ans waaw ay 17 ans yooyu 17 ans daal amaguma woon 18 ans daal ay 17 ans laa amoon quoi léegi nag boobu xale laa boobu laa gën a nekk xale ba may am nag ay 18 ans ci laa ñëw ci sama papa ne ko daal papa man damaa bëgg a dem Dakar parce que comme musique bi may def foofu la yëngu-yëngu yi ëppee te région yi bon dënk la maa ngi ci orchestre mais bu ñu joué tey wala bala ñu joué day yàgg dañuy continuer rek di répéter tout le temps ñu ngi doon répéter bon mu nekkoon tamit lu baax parce que répétition boobu noonu may nañu ay répertoire bu bari quoi waaw répété boobu metti woon na mais am nañ ci répertoire bu bari léegi nag bi ma jógee ci loolu ci la ma tàggu sama waajur wu góor sama papa mu naa ne ma léegi mën naa la ñaanal ci loolu ndax comme yow woy nga bëgg te loolu say maam dañ ko daan def du ma la ko aaye demal mais boo demee na nga góorgóorlu te xam li la fa yóbbu waaw na nga xam waaw yëpp ma daal ne ma na nga xam li la fa yóbbu waaw man loolu daan may ñaanal après nag 2001 ci laa ñëw Dakar si nga ñëw Dakar waaw metti woon na bi nga yegg soog a yegg si bi ngay soogee yegg si Dakar metti woon na. waaw metti woon na parce que bi ma ñëwee Dakar Saprom laa dem. Saprom nga waaw boobu mi ngi nekk côté Fann. ma dem seeti Mara Dieng. ñu boole woon ma ak moom kilifa sëñ Bass Cissé. ma ñëw pour ñu produire ma. jamono boobu ñu ngi nekk ci produit Ablaye Mbaye yàlla na ko sama borom yërëm. xare ko àjjana ak Viviane. bon ma toogaat di xaar parce que tamit ñoom seen liggéey noonu la quoi dañuy jël kii boom kii ñu jël ki ci des après nag affaire bi yàgg na ba xam naa sax ñoom dem nañ ba fàtte nañ ma daal parce que affaire bi dem na ay 3 ans 4 ans yoo xam ne maa ngi fii quoi ngay jaabante rek waaw may jaabante affaire bi metti woon na trop nag ba yàlla def benn jour sama benn xarit daal ne ma Saliou mun a ma dafa am benn concours bu waa famille Youssou Ndour di def quoi ñu ngi ko tuddee relève bi ma ne ko waaw mu ne ma na nga ko seetaan journal quoi après benn jour ma toog nii rek jàpp temps boobu la télé bi doogu ubbi TFM quoi ma gis Bouba Ndour taxaw ci kaw scène bi di publicité relève bi quoi ma daan ne Bouba Ndour kii de rak Youssou Ndour la moom kii de moom lii de moom du caaxaan quoi parce que comme gis naa Bouba rek ma ne lii daal waaw sama lii du caaxaan quoi kon li ma femme bi doon wax dëgg la quoi léegi nag ci laa ñëwaat ci femme bi ma ne ko man de affaire bi seetaan naa ko démb gis naa sax Bouba di def publicité bi quoi mu ne ma voilà léegi boo ci bëggee bokk da ngay jënd crédit sa téléphone après nga envoyé message ak yooyu dinañ la tontu quoi xam nga daal di génnee xaalis jox ma ne ma demal nga jënd crédit nga dugal sa portable léegi après ma def loolu ñu envoyé bind ñu daan may tontu la voilà ci lañ ma ne ma nag léegi ci benn weer daal ñu ne ma dañuy le 20 le 22 yooyu da nga ñëw centre culturel français pour def sa prime bu njëkk. waaw ñu déglu la. voilà loolu nag moo ma dugal ci relève bi waaw. sa prime bu njëkk yaa ngi koy fàttaliku biñ lay testé. li nga njëkk a woy est-ce que yaa ngi koy fàttali wala ñoom ñoo la waxoon looy woy. non waaw ñoom dañ ma wax rek dañ lay testé yaa xam loo mën a woy. d'accord. waaw parce que amoon na fa ay woy ay Fallou Dieng amoon na Youssou Ndour ay Baaba Maal ay Thione Seck waaw ku ci nekk ne man maay toppandoo kii yow koo jëloon yow man Eumeu Ndiaye Samb laa jëloon waaw parce que dafa nuroo woon ak sama maam ndeysaan Modou Gamo Seck ndeysaan comme ni mu doon woyee noonu la daan woyee mën nga ñu fàttali si li nga yëkkati woon si Eumeu Ndiaye Samb waaw dama ne birimaak maa wa faal ma xureeje biram faat ma doo ñaawe birimaak maa wo faal ma xureeje biram faat ma doo ñaawe waaw xarimaam jaga isa jeey ndakane ko du joob anta saasum doo ñaawe waaw bu jëf ji bare mooma bu wax ji néewee mooma biram Fatma ñaari yoon doo ñaawe léegi nag loolu laa woyoon ci relève bi ñu ne ma yow nan nga tudd ma ne leen man maay Eumeu Ndiaye Samb numéro 2 ñu daan ne Eumeu Ndiaye Samb numéro 2 nekk membre du jury yi ne nag kii da
ñun tey gis nañ relève boo xamante ni mosuñu woon xalaat ni relève bi dina génne ku mel nii quoi. dëgg. waaw loolu nag moo ma dugal ci concours bi. ci concours bi bi may dugg nag 2000 personnes lañu woon. 2000. waaw léegi nag ñu sélectionné 36 candidats. bon man maa nekkoon 36e candidat bi quoi. ndeysaan waaw ci 36 yi laa bokkoon. ci 36 yi nga bokkoon. waaw tey bu ñu taxawee si relève bi. 36 yooyu naka lañ doon seggee est-ce que yow da nga jël ki nga xam moom nga doon jël ba fin wala mujj nga changer sax nekk beneen représenté beneen artiste. waaw non ki ma jël moom ndaanaan la woon bu mag di ñaan fu mu tëdd yàlla na sa borom koy fal su ci kawam muy Ama Ndiaye Samb. kooku nag géwél yëpp xam nañ ko ndax moom ak El Hadj Mansour Mbaye maa ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla guddal fanam. amiin yaa rabbi. ñoom ak ay Samba Jabare ñoom ñëpp ñoo doon ànd. mu nekk ndaanaan bu mag. kooku nag ku koy roy. il faut que nga def fulla ak pasteef. waaw ba yàlla def nag ma ko doon toppandoo. prime bu ñëw rek ma fent. nga fent waaw parce que tamit dañu dem ba ci biir ñu ne ñu il faut ngeen fent. léegi bàyyi leen toppandoo. mais ngeen fent. Ama Ndiaye Samb laa mais ba tey naa indi man sama li may kii quoi. voilà nag ci laa commencé nag di fent. waaw di fent prime chaque prime rek ma fent woy lu bees. est-ce que am na loo si dund li nga xam lu metti lu tar li nga xam ne xëy na découragé woon nga wël. waaw mën nga si nettali tuuti rek. waaw metti woon na nag. metti woon na ndax bi ma ciy dugg. boobu jamono boobu sama papa mi ngi doog a gaañu. waaw te xam nga dañ ne borom kër bu génnee ci këram. rek il faut mu feeñ quoi. dëgg bon man daf ma daan wax nag ne ma yow laa yaakaar nga yow kër gi. saa léegi nag ma dugg ci relève bi liggéeyatuma la ma daan def daan am dara sax lu may def. amatoo jot bi amatuma ko. waaw mais nag yàlla dimbale na woon na ma tamit des fois ma gis sama benn grand wala yooyu mu may ma benn 10 000 wala 20 000 ma dem yónnee ko kër ga def dépense quoi. parce que boobu borom kër laa te tamit sama papa mu ngi doog a génn àdduna loolu daal moo ci xawoon métti daal waaw. moo ci xawoon métti waaw métti woon final bi bi nga ko jëlee lu mu def si yow. waaw lu rëy. waaw lu rëy la def ci yoon ndax man bi may dugg ci relève bi sëñ Fallou laa àndaloon. ndeysaan ndax dama gëm Serigne Fallou. waaw bëgg ko lool ci sama xol. waaw micro sax buñ ma ko joxee bala ma ko téye dama naan bàkki Serigne Fallou. bu may yéeg ci kaw scène bi bala maa teg sama tànk bàkki Serigne Fallou laay tegee. moo tax bi ma gañee final bi dama sant Serigne Fallou. dama jooy keroog dama sant Serigne Fallou. xam ne rek daal jàppale na ma. waaw man gëm naa ne yàlla ak moom moo tax ma jël affaire bi. relève bi waaw. relève boobu boo ko jëlee dafa am li nga xam dañ la ko digoon. muy album. fan nga si toll. waaw moom mën naa ne sax loolu moo ñu indi fii tey. ndax génne nañ single bi génne nañ clip. loolu ci album bi la bokk. ndax Youssou moo ñu ko digoon. moom moo ñu woon ku ngeen gañee dinaa leen produire defal leen single ak clip. dinaa leen lancer tamit ba Sénégal yëpp xam ne yéen ñii ngeen a gañe woon. la mu waxoon nag ma nga ca. waaw donte ne yàgg na lool waaye Youssou kilifa la te bu waxee rek da koy def. waaw ñu ngi koy gërëm di ko sant ci li mu ñu defal nii affaire bi nag commencé nañ liggéey bi produit bi pare na mu ngi ci loxo Njaga ñu ngi koy nuyu. ok kon produit la. waaw kon du rek single bi. non moo génn ko mais produit la. produit la quoi. waaw ñun gagnant yi 4 lañu woon ñeent lañu woon am na kuy def gagné traditionnel am na ku gagné mbalax. am na ku gagné rap. voilà ku nekk am nga ci daal ku nekk woy nga ci waaw. ok d'accord kon après kon dafay nekk benn produit. waaw compilation la waaw compilation lay doon. ok d'accord mais sori na trop. waaw sori na parce que mixé nañ ba pare quoi. waaw mixé nañ ba pare d'ailleurs mi ngi ak Njaga album bi mi ngi ak Njaga waaw ñu ciy sant bu baax rek Youssou ndax lam mu waxoon daal def na ko. waaw di gërëm nag ñi ci jàpp ñëpp. Pape Cissé ku mel ni Pape Cissé jàppale nañu lool wax dëgg yàlla ndax ñun bu ñu gisee Njaga ci moom la ñuy jaar. waaw du ñu ñëw TFM mukk te ñaaw Pape jëluñu ñu rendez-vous ñu soog a ñëw. kon nag nit bu lekkee alom na ko gërëmee cooy. Pape sonn na ci daal vraiment ñu ngi koy sant bu baax nag. di ko ñaanal sa borom guddal fanaan. waaw ndax jàppale nañu trop quoi. relève bi bi nga si génnee jël bokk si finaliste yi bokk si ñi jël ndam. am na lu mu yokk si yow.
mën nga ñu wax. waaw yokk na ci man lu bari ndax bi ma jógee ci relève bi ci la ma Sorano xam ensemble lyrique traditionnel ndax boobu man sax defuma woon sama xel pour dem Sorano parce que man sama xel yëpp ci Youssou laa ko defoon la sama xel yëpp ci Youssou laa ko defoon ndax xam nga képp kuy woy tey ñaan nga yàlla ñu liggéey ak Youssou Ndour quoi ndax li muy def gëm na ko bëgg na ko royukaay la waaw Youssou royukaay la léegi nag bi ñu defee loolu bi ma gañee boobu sama bàjjen Soda Mama Fall moo nekkoon directrice ensemble lyrique traditionnel voilà moom seetaan na ma final bi ma ñëw mu daan ne ma yàlla kii mbër ma ne ko waaw mu ne ma li nga woy neex na ma ne ko bàjjen ndax man li ma woy baax na mu ne ma waaw toj nga fi de li nga woy neex na de waaw mu daan ne ma yow dama bëgg léegi lan ngay def fi nii lan la leen bi ma ne ko actuellement daal gagné nañ ñu ngi toog di xaar yaa ngi dégg léegi mu ne ma dama bëgg ngay ñëw Sorano comme man maay directrice ensemble lyrique traditionnel nga ñëw ñu auditionné la bu ñu la auditionné bu fekkee li ñu bëgg mi ngi ci yow ñu jël la en attendant nga nekk Sorano léegi nag bi ma ñëwee ma laaj ku mel ni Pape Cissé ndax boobu bëgguñu def dara te ñëwuñu ci ba ci moom wax ko quoi ne ko man de bëggoon naa nga wax Njaga ne ko daal dama bëggoon dem Sorano ak yooyu quoi waaw mu ne ma loolu amul benn problème man nga dem bon bi ma demee sama bàjjen auditionné ma woy ñu daan may jël dama woy rek ñu ne ma non ñun bi ñu leen laajee xale bi lan la woy ñu ne kii ñun ba ñu dee auditionné léegi ñu ngi doog a gis xale bu woy lu mel ni waaw boobu nag ci laa woy Amadou ma xuréje balay ñaan gaynde yaay Fatma Serigne Cheikh waaw woy ci famille gaynde Fatma laa doon woy boobu tamit waaw woy naa fa tamit bis bu ne maa ngi déglu rajo lii dee ci gaal gi mënuma ci dara man déglu naa rajo la ca géej ga bakkan yay dem metti na ñu ne bis bu ne maa ngi déglu rajo lii dee ci gaal yi mënuñu ci dara boobu affaire bi tar na trop xale yi ñu ngi dem ci géej gi waaw di dee ma fent loolu woy ko Sorano laa njëkk a woyee loolu ñu ne nag kii vraiment ndaanaan la nañ ko jël quoi léegi nag ci la ma sam bàjjen jël maa ngi koy gërëm muy Soda Mama Fall maa ngi koy gërëm di ko nuyu waale quoi Gaynde Fatma dafa bokk ci yow waaw Gaynde Fatma dama koo bëgg man sëñ Mbacke Soxna Lo laa daan dégg lu bari mais bi ma nekkee ci relève bi ba ñu dem ba final ci lañ ma woo maanaam ci laa dugg ci oto jógee Dakar di dem Diourbel ma ñëw ba Thiès bi ma ñëwee ba Thiès waa ji ne taxaw quoi ñu ne ko waa mais chauffeur départal doo lu tax doo dem nii mu ne non damay xaar ay client quoi xam nga ma wàcc di doxantu noonu ci la ma air bi dugg waaw ma daal di ma air bi dugg ma naa ni sama woy wi ki ma koy woy jar na ko Serigne Cheikh Mbacke yaa di Gaynde Fatma xam nga foofu laa fente loolu foofu la ma affaire bi dikkal ma daal koy fent di ko woyantu daal di duggaat ci oto bi di ko woyantu léegi maire bi ma dendal ci oto bi daal di kii day waxtu xam naa ab dof la daal di jóg daal di changer place waaw la changer place dem toog nële parce que dafa ragal quoi ni waaw man ab dof laa dendal quoi parce que boobu mënatuma téye sans boobu maa ngi woyantu parce que air bi dikkal na ma quoi mu ne kii njëy dafa feebar quoi daal di jóg place am changer place dem toog nële yaa ngi dégg bon noonu laa jëlee Gaynde Fatma di ko woy bi ma demee Diourbel nag ma enregistré ko sama portable quoi bon yàlla def nag mu tombé ak final bi boobu yëngu leen lañ doon répété cosaan d'accord voilà cosaan lañ doon non cosaan lañ doon répété waaw dama juum cosaan lañ doon répété léegi bi ma ñëwee ñu laaj ma Saliou looy woy ci final bi quoi fekk am na beneen morceau bu ma woyoon ma ne leen non damay changé woy ñu ne ma da ngay changé ma ne leen waaw acca bismillah bon xalamkat bi xalam ma woy Gaynde Fatma ndeysaan bi ma ko woyee ñun ñëpp ñu apprécier ne non affaire bi daal nice na ñun ñëpp d'accord xam nga loolu moo ma indil ma woy Gaynde Fatma nag dafa ma dikkal rek waaw dafa diggul sama xel rek ma woy ko parce que dañ ne woy day jékki-jékki rek ñëw quoi voilà air bi moo ma dikkal
ma daal koy woy waaw loolu moo mu dugal ci ma woy Gaynde Fatma quoi. moo la dugal nga woy Gaynde Fatma ba tax na moom nga ñu indil muy vidéo bi nga xam ni bu bees la exclusivité ñu daal di ko seetaan bu ko defee ñu del soit sur le plateau commenter vidéo bi.
voilà gis ngeen vidéo bi une très belle vidéo lépp si traditionnel c'est-à-dire man Saliou tey su may ñëw foo ñu taxaw si traditionnel bi tuuti. foofu la ñuy tënk jeexalee sax. xale nga. mënoon nga def moderne. gis nga say morom ñoo fi def musique moderne. say ñu la mag ñu fete mag sax ñu bàyyi ñu doon def traditionnel bàyyi dañu ko jëm kii yow nga ngoy si traditionnel bi rek. lu tax pourquoi choix boobu. waaw xam nga traditionnel moom la ñu moom. mooy suñu cosaan. ku xam bu njëkk xalam kora balafon riiti loolu mooy suñu instrument ñun. absolument loolu lañ xamoon te suñu maam yi ci loolu lañ daan woy. waaw mën naa ne sax man sama maam daana woy noonu sans xalam woy ndënd ak sabar noonu rek. kese mu woy quoi. xam nga yàlla def xalam yi ñëw instrument ñëw balafon ñëw yooyu yëpp ñu boole ko ci affaire yi loolu mooy suñu aada ak suñu cosaan. te dama gis ne mi ngi commencé di dem quoi waaw te ñun xale yi ñun ñoo war a jël relève bi. di woy traditionnel quoi parce que traditionnel suñu maam ñoo ko fi bàyyi. te waruñu seetaan mu réer quoi dañu ci war a kii loolu nag moom ma dugg ci traditionnel di ko def waaw. boobu ba léegi amoo si maanaam tey ji ñu la si découragé fan nga toll si li nga xam ne moom mooy liggéey bi dëgg-dëgg à part album bi nga xam ne yéen a ngi koy waajal. ndax yow pare nga am orchestre sa ginnaaw. di def say prestation comme jëpp. xawaare yi ak yeneen fan nga toll si liggéey boobu. waaw maa ngi sant yàlla bu baax di sant sama ménageur ñu koy wax Dame moom daf may jàppale trop ci liggéey boobu mën naa ne sax am naa benn groupe benn orchestre boo xam ne maa ngi joué ci bar resto yi. ok waaw maa ngi joué ndax du ma tudd nag fi may joué yëpp parce que loolu day nekk publicité. mais maa ngi joué ci yenn boîtes yi. ak sama groupe quoi. mais teewul maa ngi ci ensemble lyrique traditionnel. waaw foofu mooy sama place fa laay liggéeyee mais teewul léeg-léeg ma am sama soirée dem joué ko waaw loolu daal bokk na ci samay projet ñaan naa yàlla tamit di tukki comme yeneen artistes yi. waaw di jël musique traditionnelle di ko génnee di ko yóbbu ci yeneen réew yi di ko wane quoi. loolu ñaan naa ko yàlla toujours ci loolu laa rêvé nag pour def ko. waaw loolu moom mooy sa rêve. yàlla na ko yàlla réaliser. amiin vraiment tamit ngay ndaw. ñu bàyyi la rek lan ngay wax say soppe ñi nga xam ñu ngi xaar bi yàgg na. ñi doon wax ni album bi du ñëw kañ lay ñëw. ndax dañ leen di naxuñu leen. léegi fi mu nekk nii léegi daanaka yéen a ngi mixé. li des kon bareetul. lan ngay wax say soppe. waaw samay soppe maa ngi leen di wax rek ñu xaar li ci des bareetul ndax bu ñuy xaar album ba gis single. gis clip. waaw yaakaar naa ne li ci des bareetul te ki nga xamante ni tey moo ñu ko defal muy Youssou Ndour. ñu koy gërëm di ko ñaanal gudd fan ak wér. amiin yaa rabbi ak ay rakkam yi nga xamante ni ñoo jàpp ci liggéey bi yépp. du waxantu. lu mu wax rek da koy def. ndax benn jour professeur Massamba Gueye def ma woo. ne ma Saliou mu ne ma na nga góorgóorlu te nga muñ. mu ne ma Youssou du lu mu la wax da koy def de. mën naa yéex nag waaye da koy def quoi. waaw moom it di ko nuyu di nekk nit ku baax di ma xelal ci lu bari nag. waaw maa ngi koy nuyu. muy professeur Massamba Gueye ñu koy nuyu. Youssou bi ngeen jël rêve lu mu leen waxoon. waaw daf nañu woon dinaa leen génneel album. defal leen clip. ak kii defal leen promo ba Sénégal xam leen. waaw loolu la ñu waxoon. tam ñu ngi ci. waaw te xam naa ne incha allah mi ngi ci quoi. mi ngi ci waaw. jërëjëf Saliou ñu bàyyi la rek gannaaw bi la santé gërëm la. lan ngay tàggoo. waaw li may tàggoo rek mooy di gërëm sama dëkk waa Diourbel. di nuyu monsieur le maire Malick Fall. di nuyu waa ñaari tali yi nga xamee ñoo ma dalaloon bi may def relève bi. di nuyu président ASC ñaari tali Jibi Wadd vraiment di nit ku baax jàppale na ma. di jógul tamit di ma jàppale quoi bu ma tëggee ASC bi dina ñëw vraiment maa ngi gërëm waa ñaari tali yëpp di gërëm waa jàjj ñi nga xamante ni tey ñooy samay mbokk ñoo daan jënd seen crédit di voter pour ma gagner pour ma waaw vraiment aw ma seen fay di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax ne daal Saliou Mbaye ngi nii seen doom di ñaan ñu jàppale ko affaire yi jëm ci kanam quoi. affaire yi jëm ci kanam. xalam lu muy def ci yow. waaw xalam nag moom bu ma ko déggee rek
waaw woy rek laay bëgg parce que waaw dafay mel ni dañ ma jam ay puso wala ay yooyu waaw damay am fit waaw su ma ko déggee damay am fit quoi waaw. réalisation vidéo bi. kan moo ko def. waaw réalisation vidéo bi ku ñuy wax Tafa. moo ko def. macha allah Tafa moo doon def vidéo bi ànd kook Pape Cissé. Pape Cissé waaw Tafa nag ci liggéey bi la nekk xam naa gars yi ñoo ko yebal rek ñu ñëw. def affaire bi. moom moo ko réalisé moom moo ne sax dañuy dem ci dëkku àll yi ñu wane cosaan. wane cosaan waaw wane néegu ñax yeeg wane yenn affaire yeeg yooyu parce que ki ngay woy moom sax lii la bëggoon quoi. waaw moom la doon dund waaw moom la doon dund. loolu la doon dund te wallaay nit ku daan dimbale ay nit la waaw. ku daan dimbale ay nit yàlla na yàlla yokk leeram. amiin yaa rabbi allahumma amiin yaa rabbi. jërëjëf Saliou Mbaye wala Saliou Mbaye boo ci wax rek sotti seeg def ci la bokk ci askanu ngéwal juddoo fi nga xam moom mooy nag Diourbel Bawol di Bawol 100% comme ni ko waxee di taalibe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul également bokkoon ci li nga xam ne nag mooy relève bi jëloon li nga xam moom mooy final bi ci atum 2010 boobu ba léegi yàgg na nag indil nañu li nga xam moom mooy le single Gaynde Fatma di annoncer la sortie de l'album ils étaient 4 yi nga xam ñoom ñoo gagné woon compilation lay doon sous peu de temps incha allah ngeen am compilation boobu ak ñi nga xam mooy waa relève bi Pape Cissé ñu koy jaajëfal également ñëpp ñi nga xam ñu ngi jàpp ci liggéey bi nekkoon nag derrière les caméras di kontaan bu baax a baax nag ci Omzo ci réalisation bi également merci beaucoup à Saliou jaajëfal ñëpp ñi nga xam ñu ngi doon seetaan nag Yaay Buzz di leen dig daje beneen yoon ci beneen numéro Yaay Buzz ak beneen daanaan incha allah. lu la neex na ma te loo bëgg naa ko.